jour ñu ci ànd ak oustaz Makhtar Sarr ñu xooli ko dellusiwaat ci plateau bi. billahi alalim min alsheytani irrajim bismillahi rahmani irrahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaan yàlla tabaraka wa taala mu boole nu jéggal. xadisu tay bi day soññu célibataire yi. xadisu tay bi day soññu célibataire yi ci ñu takki soxna, célibataire yu jigéen yi ñu bàyyi dàqaate bi. waaw xadisu tay bi si loolu lay wax ndeysaan. Seneweb na kër gu bari célibataire la, yal na leen yàlla yërëm xaare leen àjjana ndeysaan. célibataire yu sax sikkim nga fiy gis. waaw célibataire yu sax sikkim di waaja be jaaw ngay gis Seneweb, yal na leen yàlla yërëm xaare leen àjjana woyofal suuf seen kaw ndeysaan. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaax célibataire yi ci ñu takk soxna yu jigéen ñi nangoo sëy ndax ci sunnaam la bokk. Yonent bi nee na denc soxna, mariage ci sama sunna la bokk. waaw boo demee ca sunan ibnu maaja baabu ma jaa fi fadli nikaahi, buntu bi nga xam ne moom lay waxee ci ngëneelu sëy, hadis 1846. sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha moo ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na an nikaahu min sunnati fa man lam yacmal bi sunnati fa laysa minni wa tazawwaju fa inni mukathirun bikum al umama wa man kaana daa tawlin falyankix wa man lam yajid fa alayhi bisiyaami fa inna sawma lahu wijaawun. denc soxna ci sama sunna la bokk, nangoo sëyi di jigéen ci sama sunna la bokk. ku jëfewul sama sunna bokkoo ci man. ku am loo dencee soxna lànka denc soxna bokkoo ci xeetu Yonent bi. waaw ku mën a denc soxna am nga loo ko dencee, mën ngaa yor soxna, mën nga koo yor, muy baat bi làmboo condition yi, mën nga koo yor nga lànk nee na bokkoo ci sama xeet. jigéen ji toll ci sëy, góor ñu yiw yu am diine am jikko ju rafet bëgg la nga ne non maa bañ sëyuma, Yonent bi nee na bokkoo ci sama sunna, bokkoo ci sama xeet, bokkoo ci sama xeet ndax da ngaa bañ sama sunna. sallallahu alayhi wa sallam ne denc leen soxna ami njaboot ndax ëllëg damay tiitaroo seen bari waaye ëllëg yomal xiyaam ca kanamu yeneeni xeet dama fay tiitaroo ne maa ëpp xeet. kon takk leen soxna, ami doom wàññi wala bàyyi planning bi. koo ci gis mu ne ñaari doom ñett doy na pour lan, ngir lan? yàlla may na la wér nga mën a am doom, amali doom. Yonent bi nee na lu mu gën a bari ëllëg ma tiitaroo ko ëllëg yomal xiyaam. mais cheytaane rek yaidukum faqra wa yamurukum bil fahsha, acheytaanu yaidukum al faqra wa yamurukum bil fahsha. cheytaane mooy tàbbal ci xel yi boo amee doom yu bari mënoo leen a yor. cim yow bu la yàlla bàyyee sax da ngaa mën a yor sa bopp, bu la seetaane ba ngay yor soxna bay yor keneen naan boo amee doom yu bari mënoo leen a yor. ana yàlla mi la sàkk indi la fi jox la wërsëg, nga takk soxna mu jox ko wërsëg, da nga ami doom mu xañ leen seen wërsëg. loolu gëma di yàlla la. planning bi arrête planning bu bari bi arrête. ku ci wéradi nag dafa wéradi, nga xam ne boo amatee doom loru, mais boo mënee am doom amal doom. nabi nee na lu mu gën a bari ma jël. tubaab bi moo naan wàññi leen, Yonent bi naan yokk leen. da ngay déggal tubaab bi bàyyi Yonent bi na bari. nee na lu mu gën a baree ëllëg ma gën a siggi ëllëg yawmal xiyaam. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam ne ku mën a denc soxna fal yankih, dencal. ku amul loo dencee soxna del taqoo koor, ndax koor day dindi ci yow luy tax ngay xalaat jigéen ak di ko xemem. kon célibataire yi ku ci amul loo dencee soxna taqool koor. waaye nekk célibataire dëkkee entraîné di lekk ndawal di naan meew wóorut de wóorut. waaw célibataire dëkkee entraîné di lekk ndawal di naan meew daraa ci wóorut. waaw daraa ci wóorut. nabi nee na célibataire yi ku ci mën a sëy demal nga takk soxna, ku ci mën a takk soxna demal nga takk soxna. ñu jigéen ñi ku ci gis ku baax ku yiw sëyali ko, bàyyi leen damay yeggali sama njàng bi ak xaaral formation bi mu way. formation du liggéey nga ciy wut, di sëy di liggéey.
kuy wut liggéey ba am liggéey doo ci jàpp sëy liggéey la sëy liggéey la loolu jigéen ñi faaw ñu dugal ko seen bopp damay xaar ba am liggéey gis jëkkër am nga liggéey xanaa kay daa am liggéey boo xam ne salaire bi teew mu teew la ak bii salaire bi moom ay at ca kanam nga ciy jot waaye sëy salaire la sëy rek salaire bu yéex la nag ndax la lay may nga mën a toog ba gis njëriñu sëy loolu ay at yu limu la soo ko fa xaarut du la fa fekk sallallahu alayhi wa sallam nee na ku am loo dencee soxna demal nga denc soxna góor ñi jigéen ñi ku ci gis ku yiw ku baax sëyali ko nee na ku ko mënul taxool koor ndax koor ay tax sa xel du dem ca diggante góor ak jigéen tabarakallahu lii moo doon xadiisu tey bi di leen jaajëfal ci seetaan bi ba lëg ak jàmm ci beneen xadiis wasalaam. jërëjëf retour sur le plateau après nag bi ñu dégloo ki nga xamante ni moom moo di oustaz Makhtar Sarr hadith du jour bi nag tey moom ba muy daw ñu ci bëri yëg nañ ci seen bopp réaction yi amoon na ni mu demee ko ci côté yi ak côté yi gauche ak droite man nag question bi njëkk dama koy laaj docteur alors docteur gis ngeen hadith du jour bi oustaz ñëw na ci célibataires yi que ni li nga xamante ni moom moo di sëy ak teel a sëy bokk na ci li nga xamante ni dañu koo digle waaye itam ñëw na ci beneen pàcc boo xamante ni moo di yamale njur mi ba mu jàpp ni loolu dëppoowut ak li nga xamante ni sax moom la l'islam santaane léeg-léeg sax ñu ne yokku xeetu yonent bi la bokk sallallahu alayhi wa sallam alors ginnaaw ba nga ko digloo lan moo ci doon sa réaction. waaw bu njëkk bi ci affaire sëy jamono moo dox ba sëy ñu boole aada ak diine ba nga xam ne pour am soxna dafay jafe lool dafay fekk nga am un minimum de moyens loolu dafa difficile moo tax loolu dafa nekk facteur boo xam ne dafay yéexal mariage yu bare surtout ci góor ñi parce que boo bëggee takk soxna te bëgguloo mu dëkk par exemple seen kër avec la famille te âge bi nga war a takk soxna du nekk souvent âge boo xam ne fii jàng nga fi ba pare sa jàng ba am liggéey ba am revenu yu war donc c'est lié ak affaire emploi su fekkee réew la boo xam ne bii balaa nga am emploi bu stable nga weesu ñaar fukki at ak juróom ba mën a organiser wu pour takk jabar c'est difficile donc pour régler problème mu accélération sëy bi dañuy séparer diine ak aada donc lépp loo xam ne incidence financière la ci sëy ñu fexe waxtaan ci biir société bi ba wàññi ko wàññi ngistal beeg yenn événements yi ñu ciy booleeg yenn cérémonie yi parce que fii Sénégal demoon nañu ba 1967 amoon na benn loi sur les cérémonies familiales loi boobu ba léegi existé na de abrogé wuñ ko mais dafa tombé en désuétude moom la ñuy wax en droit loi boo xam ne daf fi nekk te kenn du ko appliqué mais dafa am interdiction dañ naan yónni ay nit ñuy tas ay ngénte donc cérémonie yi dafa nekk un élément ak revenu yi gaa ñi war a am donc il faut que effort état yi nit ñi mën a teel a am emploi teel a réussir loolu aussi système éducatif bi dafa gudd trop da ngay gis 6e ba CM2 mu nekk 6 années c'est trop 4 ans doy na ci et puis enseignement professionnel bi amul nit ñi bu ñu teelul tekki rek dafay difficile pour ñu teel a am jabar ak aada loolu mooy premier problème beneen bi nag moo gën a délicat affaire njur bi kooku moom combat la boo xam ne entre waxuma la sax diine ak tubaab yi mais entre diine entre tubaab yi ak Afrique am na richesse yoo xam ne yi li ñu am ci population dafa tuuti par rapport ak richesse yi ñu am su fekkee richesse yi utiliser nañ ko normalement mais malheureusement richesse yëpp ñu am ci Afrique li ci ëpp ci ay corruption lay jaar soo gisee ne 142 milliards de dollars la ñu génne ci xaalisu corruption ci ay chiffres OCDE te 142 milliards yooyu mun nañ ci defar Afrique infrastructure yëpp de dernière génération yëpp ba lépp sotti donc ça veut dire que Afrique mën nañu développer wu su fekkee ne nag dañu développer war nañ am capital humain boo xam ne moom mooy defar Afrique am nañu ay nit ñu xarañ nekk bitim réew ay doomu Afrique mais liggéeyuñu Sénégal liggéeyuñu Afrique ñu ngi liggéeyal Europe États-Unis Inde donc soxla nañu ay nit ñu bare te bu ñu naxee ba dugal ñu ci ay système limitation de naissance ça veut dire que ñoom
dañu bëgg a récupérer Afrique sans les Africains loolu c'est un combat qu'on doit mener beneen bi nag bànneex bi nekk ci am njaboot njaboot gu bare ñu wër la comme ñun ñëpp ci lu ñu màggee dañuy am borom kër dañuy gis suñu waajur mu am ay soxna yu bare ñu nekk ci biir kër gi kenn du xàmmee kan mooy yaayu kan ak yooyu c'est important man mii su ma jëlee suma exemple bopp man dama yéex a gis sama njaboot maa ngi am sama taw à 58 ans donc tu vois te day nekk période boo xam ne bi damay attaché wu dama bëgg xale bi may njëkk a gis sama doom 58 ans la am après ma doog a amaat deux man ay xale yu ndaw laa am na ñoo xam ne sax juruma leen mais maa leen jur parce que samay doom lañu donc bànneex boobu nga am ko di éduquer nit muy màgg di jàng wax di foo ba mujj di la amal tuuti njëriñ sax loolu bànneex la donc bu leen kenn dugal ci affaire tubaab yooyu ay affaire limitation de naissance am na pour des raisons de santé sur des raisons de rationalité mais bu leen ko def mukk politique globale dafay nekk individuellement ay cas yoo xam ne yi mën nañu seet seen situation mais jël ko comme philosophie c'est vrai que contrainte économique daal mooy premier obstacle bi mais il faut jamais accepter ce genre de politique là parce que nit ñi seen dund dépendrul tellement ci seen nombre waaw loolu moom c'est une même ak conjoncture bi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku surtout en Afrique gis nañ ñu añee nii ñenn ñi duñu reer gis nañ ñenn ñoo xamante ni ils vivent au jour le jour lépp loo xamante ni dañ koy takkale boo demee yenn quartier ci banlieue bi da ngay gis xale yi la plupart du temps ci mbedd mi la ñuy yokk est-ce que du mooy pousser certains ñenn ñi sax ñuy wax ni dañu war a limiter li nga xamante ni moom moo di njur mi. waaw mais loolu ça veut dire que économiquement ni ñu war a yoon bi ñu war a teg Afrique pour mu développer. teguñu ko fa mais ñiy def raisonnement boobu sax c'est la minorité mais la majorité population bi activités yi ñuy nekk moom mooy tax du ñu def leneen da ngay nekk ci benn village wala benn zone boo xam ne bi amuloo électricité donc doo seetaan télévision amoo benn activité boo toggee guddi 6 heures 7 heures guddi na kan ngay def tëdd amul benn activité de sorte que dafay nekk environnement boo xam ne dafay favoriser reproduction te ñooñu duñ fa nekk di réfléchir de ndax ak nit ñi bari nañoo bari non loolu amul seen yoon du ci nekk waaw donc dafa am plusieurs facteurs yoo xam ne yi ak cuuraay yeeg yenn affaires yi da ngay dem ba dootul nekk raisonnement mais ñun intellectuels yi ñoo nekk ci ville yi rek di raisonner di xool ndax dañuy limiter ak limiter loolu c'est pas possible ensuite politique de santé yi aussi et puis scolarisation des filles boo gisee Sénégal il y a eu beaucoup de progrès ci scolarisation des filles loolu dafa nekk facteur boo xam ne nit ñi dañuy gën a conscient dinañu rationaliser seeni naissance avec un espacement comme ni ko yonent bi waxee sallallahu alayhi wasallam comme ni ko diine waxee dafa am espacement mooy allaitement 2 ans allaitement bi ñu bàyyi xam nga meew wala soow je pense que yaakaar naa ne nit rek mooy lekk soow wala mu koy naan après l'allaitement après le sevrage mais en général nit ñi bu ñu defee allaitement ba pare au lait maternel nga koy def loolu dafa am ay vertus yoo xam ne ñëpp démontré nañ ko yooyu yëpp la ñu war a delloo si c'est une politique d'ensemble. alors Mouhamed Diallo déglu nga oustaz wax na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di célibataires yi yéex a sëy kenn diglewu ko wax na ko itam ci beneen pàcc li ñu développé léegi jëm ci wàllum jur bi également yamale bi wane na conséquences yi ci am ak li tax ñu ñàkk koo digle lan moo ciy doon sa gis-gis. waaw ay pàcc yu bëri la soxna Aïda Mbène bi si njëkk moom mooy effectivement comme ni nga ko waxee mbirum célibataires yi ak yéex a c'est relatif yéex a am soxna yi nga xam te nii wala boog yéex a am borom kër si yenn jigéen ñi mais jamono ji dafa wuteeg jamono yu ñu daan dund ñun jamono ji sànq sax docteur mi ngi wax li nga xam te ni moom moo si am si wàllum koom loolu benn pàcc la si mais da ngay gis sax jamono yi même boo amee lépp lu mu war si wàllum koom mais pour nga gis ki nga xam te ni jàpp nga ne moom nga war a mën a fellal lu bëree bëri si sa liberté jox ko moo tax mu fellal lu bëree bëri jox ko parce que sëy looloo si gën a métti en réalité
mooy sacrifice boobu mooy renoncement boobu ngay def si li nga xam te ni moo gën a cher ci yow di sa liberté sa nangam nga war a jox nga war a gis keneen koo xam ne ni moom tam day renoncer ngir ngeen bokk loolu dafay jafe mooy waral yenn saa yi ñu bëree bëri surtout ñun suñu génération bi nga xam te ni ni ñu yaree bokkul ak nii mag yi daan yaree ñun amatuñu philosophie wu sëy boobu nga xam ne da ngay sëy ngir say doom loo fa am muñ ko liggéey ndey añ doom ak yooyu amatuñu yooyu su kër rek débat bi ñëwoon na fi donc voilà les gars yi dañuy jeu à jeu égal quoi donc loolu day gën a rendre des choses beaucoup plus difficiles bon si tegee nag ak mbir yi nga xam te nii nekkatuñu kër goro léegi dañuy génn kër yi ay jeunes teel a am jëkkër teel a am soxna jékki-jékki rek génn si biir kër goro amul ay mag yu leen di encadré di leen teg si axe comme ni nga koy waxee loolu tamit yeneen difficulté la yoo xam ne ni daf siy dooleeku beneen pàcc moom mooy limitation de naissance xam nga ñu bëri dañuy yaakaar ne boo nekkee si diine rek wala bu nekkee si aada rek ngay wax warul am comme ni ko docteur waxee espacement des naissances or ñun gis nañ fi bu njëkk ba gynéco bëriwu woon comme ni mu bëree ren mais da ngay bëriwu woon comme ni mu bëree léegi mais jamono jooju sax mën ne wax ne si la césarienne gënoon a néew kon ñi fi mag ñi amoon nañ ay méthode ak ay doxalin yoo xam ne nii moom lañ doon doxalee ba tax na duñu nef wala boog nef lu néew lay nekk dinañ nàmpal seen doom 2 ans dinañ am doom si anam yi nga ko waree am te dinañ leen yar damay conforter aussi docteur bi mu wax sànq bëri doom bëri soxna man pour man ça n'a rien à voir ak mbirum koom mais boo ko dundul doo ko xam logiquement soo koy wax nii nit yi mën na ni non non boo amee 2 doom 3 doom dépense day gën a bëri mais boo koy dund da ngay xam ne y a une main derrière boo xam ne nii moom moo yor mbir yi yow en réalité doo si dara mooy yàlla gémmiñ bu mu xar ñu ne def ci dara waaw c'est ça loolu da nga koy gis chaque fois da nga koy dund yenn saa yi sax yow fi muy jógee doo ko xam ni nga yoree sa njaboot doo ko xam mais li muy laaj rek mooy jom parce que yaa fos aussi kenn mun see nekk ba pare bëgg a yar sa njaboot yar bi fu mu toll nii yar njaboot bi nekku mbirum koom mais yitte la gën a laaj yitte concentration parce que fu mu toll nii xale yi il faut nga leen di suivre de bout en bout loolu du problème moyen mais problème mu yitte la problème mu jot parce que jamono ji dafa métti loolu mais jàllu yitte amatul nag jot voilà yitte am jot say doom c'est extrêmement important parce que yar bi ngay yar rek si biir kër gi doyatul parce que mën nga yar sa doom mu dem sax ba si école ba fa ngay ëppee yaakaar am fa mauvaise fréquentation ba yàqu ko kon yitte bu métti la c'est un travail boo xam ne au jour le jour fa la mbir yi gën a méttee que mbirum moyen ak leneen jërëjëf Zeyna Bamba yow moom célibataire bu mag a mag a mag a Oustaz Makhtar xam naa yow mii moom bokk na ci ñum doon gaaral waaw man lay gaaral nag saa yu ñu dajee ci couloir yi mu ne ma kaay ma dimbali takk la ma ne ko dimbali takk la ma foogoon yow yaa war a saraxu nag man ma bëgg mu ne ma déet man am naa te comme yaa amagul yaay joxe warugal joxe ma dimbal la man la war a jàppale mais comme ni mu wax sànq ci célibataire affaire yi moom affaire choix la parce que je pense que sëy dafa nekk loo xamante ni engagement bu fondamental la tey je pense que képp ku ci dugg déjà li la ciy njëkk a dugal mooy jaamu yàlla li la ciy njëkk a dugg mooy fexe yow bu fekkee en tant que jigéen conception bi nga ci am mooy fexe fonder un foyer fexe tey am njaboot yoo xamante ni di leen teg ci yoon yar leen éduquer leen accompagner leen ndax ni ko docteur waxee tout à l'heure rek njaboot dafa neex gis sa njaboot ñuy fowandoog yow màggandoog yow dafa neex képp koo xamante ni muy góor muy jigéen rêve nga tey toog sa kër sa njaboot wër la ngay waxtaan ak ñoom facteurs yu bari nag day tax léegi ñu bari célibataire parce que tey ñun suñu génération jigéen ñu bari bu ñuy dugg ci sëy ñu ngi jàpp ni tey boo xasee ba dugg ci sëy lépp sa borom kër la war donc facteur économique bi dafay ñëw tey su fekkee ku ci mel ni Babacar Kébé muy commencé liggéey bi neexagul noonu yoragul xaalis bu bari noonu jigéen ñi léegi cheveux naturels léegi lépp ñu ngi ñëw teg charge yi ak cérémonie religieuse yi donc day doon ay facteurs yoo xamante ni dafay freiner li nga xam ne moom mooy mariage yi am te léegi jigéen ñi képp koo wax mu ne la dafa bëgg indépendante dafa bëgg yor boppam dafa bëgg liggéey dafa bëgg nangam tey boo xoolee muy yow muy man muy keneen ak keneen temps bi ngay def sa kër sax bariwul beneen aspect tamit bi ci nekk mooy est-ce que tey bu dee jigéen di nga am borom kër par rapport ak sa liggéey wala sa lépp li nga yëngu borom kër bu la mën a comprendre borom kër bu la mën a accompagner borom kër bu la mën a soutenir parce que je pense que la pression sociale bi ngay dund la journée ci liggéey beeg lépp bëgg a wàcc dem sa kër war a nekk ci environnement bu stable dem fekk fi problème waaw mbégte koor ba 3 heures du matin dem fekk monsieur reeragul xëddagul donc y a problème yooyu yëpp dafay xaw a des fois freiner jigéen ñi alhamdulilah ku ci gis koo xamante ni mën na la accompagner nga sëy je pense que jigéen ñi bëgg nañ sëy am na ñuy comprendre jigéen ñi ci loolu comme am na ñu dul comprendre bariwul nag ñu fiire ëpp wala comprendre gi 1 mois la
2 mois ñu commencé laa tëggal raas. mais am na ñuy demee tam philosophie que ne jigéen rôle am moom moo di mu toog ci kër ga di yar njaboot waaw lépp ku ci nekk. est-ce que du loolu tamit day tax ba nit ñi di xalaataat dugg ci sëy bari na ci ay góor bari na ci góor yoo xam ne dañ naan man sama soxna du génn du dem fenn day toog lépp ñëw di fi ñëw et puis ñu xam ne aussi jamono yi dafa changé génération yi dafa changé man li ma bëgg tey samay rakk wala samay jarbaat wala samay doom ñoom bëgg nañ plus que tey ci li ñu nekk bëgg nañ teel a mën a yor sa bopp teel a mën a am loo yoral sa bopp parce que conscient nañ facteur économique bi dafa metti góor ñi tey bu location ñëwee cher na ceeb bi cher na diwlin bi cher na lépp mënuñu ko def donc il faut que affaire bi comme ni ma koy wax rek mu doon engagement personnel mu doon loo xamante ne tey bu la leeree ni yow da nga ciy dugg parce que jàpp naa ne jigéen bépp bu bëgg a dugg ci sëy c'est pour nga sa borom kër suul la wala ko suul ko yàlla na yeex donc doo bëgg di dugg ci sëy di génn am fii doom am fële doom et cetera donc bépp jigéen bëgg ko bépp góor aussi bëggul tey sëy kii suba mu sëy kële ak keneen moo tax engagement de choix la ma daal personnellement maa ngi célibataire su ma gisee lu ma doy dinaa dugg yow de dina may oustaz je suis bien à l'aise comme ça dina may oustaz benn problème amu ko kenn woowu ma fu mu toll nii bien à l'aise waaye fu mu toll nii jàllo bu 2 heures pile jotee mu naan nañ gaaw leen on rentre léeg-léeg ñu ne tam jigéen ñi matérialiste bi ñu doon day dawloo góor ñi jamono ji dañuy xool nee nañ ab sa aan ku ci poosam diisul duñu dugg ci yow wala léeg-léeg ñu dugg ci yow jël li nga am lépp dem bala nee nañ raison la tam ci góor ñi bañ a takk ndax nee nañ jigéen li fi nekk te sëyuñu kenn xamul nu mu toll. bon tout dépend rek ci ba ngay dugg ci relation bi lan moo la ci dugal bu fekkee matériel moo la ci dugal moom bu fa amatul di nga dem sa yoon mais bon d'abord damay saluer rappel bi nga xamante ne oustaz Mactar moom la def et man daf may conduire à me poser certaines questions mooy c'est bien beau de vouloir respecter notre religion li nga xamante ne bii moom la ñu diine sant moom la ñu yonent bi wax pour ñu roy ko sallallahu alayhi wa sallam c'est bien beau te itam je pense que ku nekk jullit bu nekk bu sañoon dina ko roy mais bu fekkee dafa am ay circonstances yoo xamante ne tegu na pour ñu roy loolu dafay xaw a jafe wax ngeen ko sànq am na ay paramètres yu bari yoo xamante ne da ngay toog di ko xalaat laataa ngay dugg ci sëy mu bokk ci mooy suñu évolution société ndax bu njëkk ba li daan permettre jigéen teel a sëy mooy boo xoolee daanaka daanul woon def dara buñ ko jëlaan ci biir kër gi la daan toog féetee yar njaboot gi waaye jamono dox na ba nga xamante ne jigéen léegi génn na kër gi mi ngi dem liggéey comme góor ni muy génnee di dem liggéey alors comment concilier li nga xamante ne moom lañ suñu diine sant ak suñu société ni mu évoluer naka lañ ko mën a concilier ñaari yooyu je pense que c'est bien beau ñuy def ay rappel ci suñu diine li mu sant mais aussi war nañu tontu question yooyu noonu ndax loolu mooy permettre tey jii problème yi ñuy jànkonteel jamono ji yëpp ñu am ci ay solution ndax célibataire li may faral di wax ni am na ay problèmes yu bari yu muy jur après parce que dina dem ba jur retard ci renouvellement wu génération ndax au fur et à mesure nit ñi di yéex a sëy au fur et à mesure suñu population di gën di wàññeeku sànq docteur mi ngi koy wax ci ni limitation des naissances mais man je me dis que à la longue soxlaatoo sax ñu ñuy jox ay instruments pour ñu limiter naissance yi parce que plus société bi di évoluer wu jigéen ñi di génn di liggéeyi au plus nit ñi di gën a yéex a sëy donc naturellement jur gi dafay wàññeeku c'est-à-dire que même bu ñu utiliser wul planning jur gi naturellement dafay wàññeeku parce que ñàkk jot bi sax sûrement ak yéex a sëy bi loolu kese mën na limiter naissance yi donc te ci beneen wàll wi itam duñu ay nitu kese ndax dañoo doon nit yor suñu ngëm-ngëm am loo xamante ne dañ ko war a doxal suñu wàllu diine alors naka la ñuy concilier évolution boobu noonu am suñu société ak suñu religion je pense que question boobu buñ ko tontoo rek dinañu mën a xam bu boobaa genre oustaz Mactar dootuñu amati lu ñuy wax ci mbirum célibataire wax dëgg yàlla Mbadiane Aidara léeg-léeg nee nañ bu njëkk li waral également que nit ñi doon gën a teel a sëy moom moo di que da ngay ñëw ñu ne la tànnal nañ la sa cousin diw te aujourd'hui da ngay xool dañ naan la njabootu kinaara la dañuy jiitu nga topp ci ginnaaw ku ñu bëgg nga leen di may aujourd'hui nee nañ bokk nañ ci facteur également yi yeexal nit ki mu sëy parce que Aïda Mbène da nga koy gis muy liggéey mu ne man maa ngi liggéey maa ngi wàcc je vis bien donc soxlawuma góor goo xamante ni quand même damay conditionné
soxna Aïda man dama nekk nga xam tey nii nit waa dëkk balaa te dama bëgg di ko revendiquer fonk li nga xam moom moo nekk jëfin waa dëkk ba. waa Njabel laa effectivement benn àll bu nekk ca digg Kaolack wala sa ca àll Kaolack ba foofu ñi nga xam te nii noonu la ñuy adopté pour par exemple ci sëy moo di góor bu demee ba nekk waxambaane nga sol daal sa baay mu jot la da nga war a am soxna parce que loolu tey ji moom mooy li responsabiliser ku góor bala ngay am responsabilité bala ngay nekk kilifa bala ngay maanaam mën a taxawal kër foofu nga am jabar foofu noonu la ñuy doxee donc boo nekkee jigéen aussi moo tax sax ñuy wax naan xale yi jigéen souvent dañuy di teel a maye si àll bi loolu moom moo koy tax donc loolu dafa nekk lu nga xam te nii lu am solo la ndax wax naa ko léegi day responsabiliser ku góor ki te ku jigéen ki aussi peut-être dina ko mën a fànqal tendance yu bëree bëri mais jamono dafa dem di dox ba toll fu nga xam te nii souvent dañu war a bàyyi xel évolution jamono. Pourquoi dañ ko war a bàyyi xel Absa wax na ko léegi ñun ay jullit lañ c'est bien ñu fàttali ñu li nga xam te ne tey ji moom moo nekk suñuy kilifa suñuy royukaay ni ñu doon doxalee mais bu ñu fàtte ne jamono dafay dox conjoncture bi pauvreté bi ak ñàkkum xëy mi dafa nekk lu nga xam te ni lu am solo la te dañ ci war a bàyyi xel parce que mënoo jël doomu jàmbur tamit nga jëlee ko ci këram kër papaam ak kër yaayam yow boo ça n'engage que moi aussi sincèrement sama xalaat la nga fekk ko ci ay conditions yu baax a baax yow nga takkee ko ci kër papaam ak kër yaayam andi ko yow foo ko dugal sa amoo ko nga xëy jox ko ndekki sax mënoo ko jox ñu ne loolu dañ ko war a mën a promouvoir et man pour man nit ki fekkee yow mënoo takk jabar bàyyil ba mën takk jabar nga doog a takk jabar waruñu forcer nit ki ne ko takkal jabar te mënoo takk jabar léeg-léeg ñu ne nag jabar yàllaa ko yor de yow boo xaaree ba yor nee na léeg-léeg de jabar yàllaa ko yor mën le minimum quoi nga am le minimum mais yoroo Iran nee na woon xale bu góor bu ci romb waa koñ bi di la laaj lan moo tax takkoo jabar laaj ko ba xam nag maa jox lu ma koy yore loolu aussi maanaam bu ñu sonal nit ñi tamit da ngaa war takk jabar far force mais léegi pression sociale la waaw mais loolu nag ma ne la man du ma ko nangu man takk naa macha allah am naa sama soxna mais damaa bàyyi ba mën doo ko takk ba xam ne man mii mën naa takk ma takk wala xool naa ne daal man mii su ma takkee dinaa ci mën a génn ma takk mais pas nga tëb nii rek Aïda Mbène Babacar Kébé Mouhamed Diallo teg nañ la pression takkal nga ma laaj la waaw ñaanaluma la ko boo demoon ba mënatoo man da ngay bàyyi déedéet waaw kon nag déedéet du ma bàyyi docteur mais boobu gën a métti sax waaw d'accord naa xam nga dafa am lu nga xam te ni dañ ci war a bàyyi xel moo di jigéen bi nga xam te ni dalaa sëy ak yow ndax da ngaa mën kooku boo mënatul peut-être boo bàyyee wala mu bàyyi warta bett nit ñi parce que aussi jigéen ñu bari dañuy sëy ak góor parce que kii dafa am alal wala dafa bokk ci benn yax wala dafa bokk ci benn famille moom moo tax ñu sëy ak moom maanaam jigéen ñi nu ñu matérialiser léegi loolu dafa am góor ñi léegi dañoo am tendance boobu tamit waaw mu nga ne dañuy taxaw ne du ma takk cas social effectivement je suis carrément d'accord avec toi loolu tamit lu am la donc c'est vice versa bon moo tax dañu war a séparer koom-koom bi ak aada bi ak mariage bi mariage institution sociale la mën ngeen départ yéen ñaar amu leen dara ngeen ànd ñefendoo da ngay considérer ne seen ñaari force ngeen di boole ba am pour utendoo effectivement mais l'essentiel il faut ngeen comprendre ko mais bu fekkee ne mariage bi da nga ko wéer ci kii laa war a wéeru il faut kooku am ngeen doog a marié ça veut dire que sëy bi boo amatul rek dafay yëngatu donc je pense que séparation boobu moom moo des mooy li ma la doon wax sànq te mariage dafa am solo ci reproduction dafa am solo ci stabilité sociale moo tax daal man day li ma gëm mooy effectivement métti na mais daal bu ñu mënoon a contingence économique yi ñu fexe ba mu wàññeeku loolu dëgg la mais même bu wàññeeku nit ñi dañu war a def effort uniru pour le meilleur et pour le pire pour ensemble ñu ñefendoo parce que de toutes les façons bu méttee moom métti na si ñëpp ba pare ce qui est souhaitable loolu la mooy ngeen ñafendoo ba génn ci pour daaneel nag Absa am na loo wax léegi te man du ma ci ànd bu nekk nii maanaam ñàkk sëy bi non sëy bi dafay favoriser foog naa nga ne yéex a sëy non dama ne yéex a sëy dafay favoriser retard renouvellement aux générations man nag bon je dirais que ni sax léegi jamono ji ñu toll nii yéex a sëy bi sax taxul loolu am parce que ñaata nit ngay gis amuñ jëkkër ëmb
am ay doom hôpitaux yi chaque jour nga gis lu ne mel gis naa si benn article bu ma lire keroog ñuy wax pourcentage xale yi nga xam te ne nii amuñ jëkkër ba pare am doom donc ça aussi jamono ji nii loolu itam conséquence retard mariage yi loolu itam conséquence retard mariage effectivement loolu dëgg la alors Babacar Kébé déglu nga li ñuy wax yow lan moo ciy sa gis-gis man dama jàpp ne célibataire bu mag problème pour les célibataires mu nekk dañoo am ay paramètres yu bari et puis problème bi ñu gën a am bi gën a mag mooy question d'adaptation parce que dañoo arrivé ci moment bu wala monde boo xamante ni tey comme li ñuy waxee di question de modernisation noonu la ñuy évoluer ci benn côté boo xam ne paramètres yi pour ñu mën ko teg de sorte que escalier yi mu laaj li mu laaj pour ñu mën ci jaar ba mën a yegg ci mariage moment bi mu arrivé nit ki def ko foofu la problème bi nekk parce que biir mariage bi boppam dañ ci teg ay escalier yu bari loolu te wuute nit ki balaa muy dugg ci nangam bi minimum war na mën a am benn taxawaay bi su demee ci boobu war a mën a defaat lii war a defaat lii loolu mooy indi déjà que tey balaa may dem di ñaane ji ab sax le minimum war naa ko mën a am noonu la ñuy doxee ci société bi bu ma demee tey ba ñaan ko indi ko waaw bu ma demee tey ba ñaan ko ba indi ko dafa am leneen loo xam ne moo ci war a mën a teguwaat suñ demee tey ba question de doom war a taxaw leneen aussi war na mën a taxawaat léegi tout ça ñu ancré ko ci bopp nit ki moom il se dit que ni donc balaa may dugg ci nangam bi il faut le minimum boobu nag tey moom moo nekk le problème mooy nit ki du ma def te mënuma te nit ñi parfois aussi bu njëkk ba bu ñu daan xool ñun ñi nga xam ne dëkk ba la ñu nekk am na benn réalité bu ñu xam ak bu ñu amoon léegi nag loolu yow nga daan gis fekk sa yaay mu nekk ci biir kër gi parce que dañ koy jël indi ko mu nekk ci kër gi léppam daanaka mooy faire les tâches ménagères loolu lay faral di def yow da nga naan non su ma màggee bëgg naa beneen adaptation bu yees ci sama soxna ndax am na leneen lu ma ko yéene léegi loolu nag ñun moom la ñuy jël matérialiser ko de sorte que mu indi tey une femme matérialiste wala homme boo xam ne mu ngi wéeru naan noonu du ma marier ak n'importe quelle femme donc adaptation boobu bu ñu demee ba régler ko rek donc je pense que ni mën nañu trouver la solution mooy dinañ arrivé moment boo xamante ni l'homme n'aura plus de problème pour faire des choix vis-à-vis de la personne bi mu war a tànn mais également aussi adaptation bi mu war a àbbu ci kuuru sëy bi ndax lépp bu ñu ko tegee ci question de moyens day mujjee nekk un problème un cas pratique ay dem nga may ma waaw yow lu tax takk googu léegi lu jot yomb ne ko je prône pour nga ne lu jot rek yomb foog nga ko teg moom waaw nanguloo ko maanaam doo point rek peut-être ñu am yenn indicateurs yi tax yi nga xam te ne maanaam góor ñi takkul non en fait moom yow da nga wax benn côté bu am solo yow da nga ne da nga dem ba nga moom leer ne mën nga takk ñi kiy poser la question na la boo nee ba mënatoo léegi nooy def xam nga amoo réponse bi non déedéet non waa déedéet non dafa ndànk rek xam nga léegi amoo réponse bi non si lan la non boo nee ba mënatoo léegi nooy def passé nañ ci débat boobu génn ci débat boobu noonu te si dama noonu dama bëggoon xam rek la moo tax takkagul pour par exemple peut-être sénégalais yu bëri nga xam te ne takkuñ jabar peut-être ñu xam lan moo tax ñoom aussi non man débat bi déjà li am solo déjà pour te dire la vérité waxuma la question que ni man bañuma xam naa ne ci sama âge ak ci sama tolluwaay non te waa dafa question nga mu âge moom bu ko fi teg ci sama sikkim oustaz wax na ko fi mu ne ku am sikkim célibataire bu am sikkim war na mën a takk jabar oustaz loolu laa ko wax dama ko ne sama âge war naa mën a takk soxna waaw ci sama question nekkin peut-être aussi peut-être laa la wax bien sûr peut-être mën naa ko mais nag loolu kese nekkul lu suffisant ci sëy gisagoo daal non en fait maa ngi wër docteur maa ngi wër docteur mais xam naa du yàgg dara incha allah en tout cas daal waykat bi nee na sëy du choix sëy chance voilà très bien xaar rek te xam nga wati oustaz bi lu tax mu neex mooy célibataire yi ëpp ci plateau bi Aïda mi présenté Aïda mi présenté émission bi Aïda mi présenté émission bi du wax lan moo tax sa Aïda Mbengue Niass jël ma fii direct lu tax amoo ko ci kër non moom Modou yee ko soxal Modou yee ko soxal laaj leen ko maam Modou yi dañoo bëgg nit tay noonu lañ sonnee si maam Raf moo géré cas yi si kër gi yëpp ñun nañu wax ba pare fii xam nga ay liste la Awa Faye mooy tête de liste te kooku il faut ñu régler ko ba pare pour ñu door a wax ji sax man caat laa fi daj maa sonal dëgg yàlla Babacar wax